xamante ni moo indi woon le président Ousmane Sonko Touba les 11 et 12 juillet les 48 heures de Pastef Touba nag comme ni ko Pastef di defee de manière générale mais aussi comme ni ko Pastef Touba di defee saa su nekk mooy ñun dañu jàpp ni activité politique booy mënti def rek dafa war a am un but social sinon elle n'en est pas une activité politique boo koy def dafa war a am but te but bi dafa war a nekk loo xam ne dafa war a am jeexantal ci population yi moo tax bi ñu réfléchir ñu ni activité phare yi ñuy def ci 48 heures yi mooy d'abord dinañ organiser ay activités de don de sang parce que màggalu Touba la ñu jëm te xam nañ ni affluence bi dafay rëy population bu bari dafay ñëw Touba et que banque de sang yi dañuy soxla deret pour mën a secourir ñi nga xamante ni c'est les accidentés de la route ak ñi nga xamante ni rek dinañ am jafe-jafe bu ñu yegsee Touba te soxla deret te bu dul màggal sax ci réew mi au niveau national à chaque fois dañuy soxla deret ngir mën a taxawu ñi nga xamante ni ñoo ko soxla ñu ni kon dañuy def activité de don de sang mais aussi dañuy defaale des consultations gratuites il y avait toutes les spécialités médicales représentées il y avait des médecins généralistes des gynécologues des pédiatres il y avait des obstétriciens etc des anesthésistes réanimateurs ñëpp ñi ngi fa woon vraiment tous les corps médicaux étaient là étaient présents ñu fexe ba offrir des consultations aux populations parce que l'accès aux soins aussi au Sénégal fait défaut ñu ni bu loolu weesoo aussi dinañ organiser yeneen activités yoo xam ni dafay nekk tout le temps lu ñuy destiné aux populations lu ci mel ni foire il y avait aussi une foire qui était organisée parallèlement pour mën a permettre jigéen ñeeg ndaw ñi nga xamante ni ils sont dans la transformation parce que offriroon nañ leen jamono yi di weesu ay formation avec le 3FPT ñu mën a ñëw écouler seen produits yi nga xamante ni moom la ñu transformer pour vous dire que suñu activité politique yépp dafa am cëslaay goo xamante ni but social daf ciy feeñ léegi nag le dernier jour nag ñu l'avant dernier jour la veille autant pour moi ci après-midi bi aussi ñu lancer la vente des cartes de membres ça c'est des activités purement politiques mais aussi le lendemain ñu recevoir le leader de Pastef mu ñëw def discours am waxtaan ak population yi donc mu nekkoon une des activités yoo xamante ni yu am solo la mais aussi yu am réussite ma ci féliciter le frère Cheikh Thioro Mbacké ak bureau exécutif Pastef Touba et l'ensemble du comité d'organisation du comité de pilotage qui s'est occupé de l'organisation de ces journées qui ont été d'un grand succès. man ci organisation boobu sax laay ñëw parce que yaa ngi koy junj. nga ne yéen a ngi ci doon liggéey lu yàgg. et yow mën nañ jàpp ni sax nekkoon nga au cœur de cette organisation parce que xëy na ak ñi ko xamul. Ousmane Sonko sax ba mu ñëwee ci sa kër la daloon. maintenant yaa ngi koy junj newoon nga amoon na un agenda politique boo xamante ne amoon na fa. et ñëpp xam nañ ni tamit Touba dafa am. ay restrictions particulières par rapport ak lépp lu jëm ci agenda politique. bu ñu dellu si waatee ci li nga xamante ne moom mooy tournée boobu noonu nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko parce que gis nañ ni dem na fu bari biir Touba. rencontrer ay familles religieuses gis nañ ko Taïf ak feneen. ñu concilier ko avec un agenda politique mooy li nga xamante ne les différentes activités yi ñu fa jot a def au niveau de l'organisation yéen nan ngeen tëggee visite yooyu nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko agenda politique bi. meeting bi nga xamante ni def na ko mu correspondre tamit ak recommandation yi nga xamante ni Serigne Mountakha joxe na ko ci Touba. nga xamante ni ñaar yooyu noonu dina mën a concilier wu foofu. merci beaucoup Pape Samba xam nga Ousmane dafa yàgg ñëw Touba Ousmane dafa am benn relation bu particulière boo xamante ni daf ko am ak waa Touba am ko ak kilifay Touba te à chaque fois buy ñëw dafay ñëw dans le but. de rencontrer les autorités dem seeti kilifa yi ñu ci bëri mu diisoo ak ñoom ci lu jëm ci wàllu réew mi mais aussi waxtaan ak ñoom loo xamante ni ay waxtaanu biir lay nekk te koo xamante ni la aussi buy ñëw Touba dafay ñëw ak taxawaayu taalube bu ñëwee aussi ci dëkk bi fekk fa ay taalube di dal ci ay taalube yu mel ni man donc nekk na koo xamante ni aussi ku sensible la ci warmay Touba ndax xam na li nga xamante ni moom la sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ak li nga xamante ni moom la sëriñ bi di moytu ndikuloo taalibe yi ci dëkk bi ba tax na bu yegsee dafay
dafay il est day def beaucoup attention ci bañ a def dara loo xamante ni dañ koy assimiler ak luy xotti ormay Touba. Déjà rek je vais vous raconter une anecdote bi mu ñëwee au mois de février ñëwaat na fa parce que yàlla defal na ma tawfeex boobu moom aussi mu defal ma ce honneur là à chaque fois bu ñëwee Touba di dal sama kër mais y avait une immense foule ci mbedd mi kenn ci ñi mu àndal ni ko mu taxaw ci balcon bi yëkkati leen loxo mu ni loolu bu ko defee dafay mel ni day xotti orma dëkk bi parce que nit ñi mën nañ fa nekk di yuuxu ak di tàccu te sëriñ bi bëggul loolu Touba. xam nga kooku buy def sax ses déplacements dafay réduire le cortège pour bañ rek ñu li koy topp bëri ak mbumbaay am ci biir dëkk bi moo tax à chaque fois dafay waxtaan ak kilifa yi ñu ci mel ni ñoom Cheikh Thioro ñu ci mel ni man mi ak ñoom Birame Diouf pour ñu fexe daal ba fépp fu ñu ciy dem ak fépp fu ñuy jaar ñu fexe ba li nga xamante ni moom la sëñ bi bëgg ci Touba ñu sàmmal ko li nga xamante ni aussi moom la sëñ bi tere maanaam lu ci mel ni ay dajaloo di def ay xumbaay ak ay mbumbaay wala di def yëfu folklore ñu teggi ko ci liggéey bi moo tax boo ko gisee avec sobriété la Ousmane di ñëwee Touba avec le strict minimum bu ñëwee it fépp fu muy dem rek soit ay visite de courtoisie la fay def wala ay nit ñu wàññeeku woon mu war a dem jaale ji leen ndax kóllëre gu leen boole ak ñoom ndax ëpp na fukki at muy ñëw Touba jaxasoo ak waa Touba ëmbal ko cofeel gu rëy moom aussi mu ëmbal leen cofeel gu rëy donc dañuy fexe ñun aussi ba ñun ñi mu fay fekk nga xam ne ay taalibe lañ ñu accompagner ko moom taalibe bi ci nim ko bëggee ba sëriñ bi du am dara lu ko naqadi ci visitam et c'est comme ça que ça s'est passé même Pastef Touba notre permanence politique mënoon nañ ko def biir Touba parce que gis nañ ñoo xamante ni seen permanence politique yi biir Touba la nekk mais nous on a notre permanence politique ci biti dañ ko génnee fi nga xamante ni fa la Touba yam suñu ay réunion politique sax duñ ko defee biir Touba te loolu sëriñ bi terewu ko parce que politique bi ñuy tere mooy politique politicienne bii ñuy wax loolu la sëñ bi di tere mais sëñ bi terewul nit am engagement politique def ko jumtukaay ngir liggéeyal réewam ak liggéeyal sëriñ Touba donc ñun am nañ ci conscience mais aussi suñu kilifa le président Ousmane Sonko am na ci conscience notre permanence nos activités politiques lépp dañ ko génnee dëkk bi def ko fi nga xamante ni dinañ fa mën a tenir suñu ay activités te duñu am benn jafe-jafe te aussi dinañ sàmmante ak ormay dëkk bi. ci sa kàddu juñu nga la suite de l'événement. La fin muy Ousmane Sonko bi waroon tenir un discours muy dimanche nekkoon bés bi mujj. ci événement bi mu amoon kàddu yu mu fa yëkkati. daanaka kàddu ga njëkk moom xëy na mooy le camp présidentiel yi nga xam ni. am na ay dem ak dikk. seen diggante ak Touba. mu am kàddu yu mu yëkkati ne am na ñoo xam ne ñu ngi jaabante Touba. xëy na jàpp nañ ne xaalis la ñu bëgg a jël ngir jëndee ko ñenn ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay militants lañu wala ay sympathisants. kàddu yooyu jur coow ba gannaaw gi sax dégg nañ ci démb ab plainte boo xam ne jib na. ne Ousmane Sonko xëy na dafa bëgg a jàppee Touba comme dëkk boo xamante ni dañuy def li nga xam ne mooy wàllu recel. kaddu yooyu noonu yow naka nga ko déggee ak polémique bi nga xamante ni juddu na gannaaw gi. waaw xam nga gars yi moom dañu yàgg ci diaboliser Ousmane Sonko ak nekk ci ay projet wu jaxase ko ak kilifay Touba yi depuis plus d'une dizaine d'années lu nekk dégg nañ ko fi mais Ousmane Sonko ku ko xam-xam ni ku fonk kilifa diine la man bi muy ñibbee may xool parce que à chaque fois bu ñëwee ba dem damay def le tour de la chambre pour xool est-ce que fàttewul des affaires personnelles li mu fa fàtte sama néeg xam nga lan la néeg bi mu daloon wakaana haqqan alaynaa nasrul mu'minin xasida sëñ Tuubaa boobu kooku taalibe la déjà te kenn du ko mës a dégg muy xotti ormay kilifa diine fu mu mënti nekk ci Sénégal waxuma la kilifay diine Touba yi nga xamante ni daf leen bëggal boppam mais ñoom aussi dañ ko def ci seen biir boole ko ci seen biir mën naa la jox exemple ñu bari mais man fi ma bokk laa lay jox exemple muy waa kër Serigne Saliou gis nga ni ñu def Ousmane Sonko sëñ Cheikh mi fi jógee nekk kilifaam nekk sëriñam ba ci njabootu Serigne Saliou gi yépp fi ñu teg Ousmane Sonko mën naa la citer sëñ Fallou Chouaïbou nga xamante ni suñu sëriñ la suñu xarit la mën naa la citer kilifa yu bari yoo xamante ni tey Ousmane seen doomu bopp la
donc Ousmane jombale na boppam di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni daf leen di joxar bi wala daf leen di manquer de respect benn mais aussi Ousmane am na cofeel ci population Touba gu toll ni doo ko mës a dégg moom wax na ko sax ci discours am parce que discours yi aussi nañ koy déglu de bout en bout ñuy bañ di génnee li nga xamante ni moom moo ñu arrangé wala ñuy génnee wax ji de son contexte pour vouloir diaboliser Ousmane nee na moom li mu am Touba sax amu ko Ziguinchor Buri est-ce que yow di nga am teraanga ak cofeel ci man ak ci sama biir kër di fa ñëw di ma xarab c'est pas logique il faut aller chercher l'erreur kon Ousmane am na intelligence sociale boo xamante ni du def dara wala mu wax dara loo xamante ni dafay naqadi waa Touba wala mu jublu ci naqaral leen maintenant ce qu'il a dit discours am boo ko dégloo parce que man maa ngi fa woon waxul ak ñi ñuy indil valises yi bu dee dañuy indi ay valises Touba ñiy indi valises yi lay waxal il faut savoir faire la part des choses et avoir un discernement quand on écoute Ousmane li mu wax mooy am na ñoo xamante ni xaalis tuurooti na Touba te effectivement c'est ça am na ñoo xamante ni tey jàpp nañ ni ay koppar ak ay privilèges yu ñuy indi biir Touba mooy tax waa Touba topp leen mooy tax ñu ànd ak waa Touba man bi ma jógee France di ñëw Touba di jàppale le président Ousmane Sonko ak Cheikh Thioro ci dëkk bi ma ñëwee quartier yi ma wër yépp muy Jannatu Mahwa Daaru Minam Sam Umul Xuraa ak quartier périphérique yi nekk foofu yëpp bi ma fay dem di seeti population yi dama fa fekk ay population yoo xamante ni amuñu dara mais ay population yu riche parce que dañoo doyloo sëñ Touba moo tax ñu bàyyi seen dëkku maam yi ñëw dëkk Touba sëñ Touba lañu yaakaaruñu keneen ku dul moom ñooñu bi ma ñëwee di waxtaan ak ñoom mel ni ku leen di jéem a convaincre pour ñu jàppale le président Ousmane Sonko dugg Pastef dañ ne ma demal nga toog noppalu ñun Sonko bëgg nañ ko ba pare te ñooñu Sonko defalu leen dara pourtant Sonko amul xaalis bu mu leen di yóbbul amul xaalis bu mu leen di may te boo xoolee élection présidentielle yi di passé nga xamante ni maanaam près de 80% des suffrages exprimés à Touba candidat bi Ousmane Sonko joxoñ lañ ko jox ñu dem élection législative Pastef est parti seul aux élections sur 10 cartes fukki xob yoo jël ci ñu voté juróom-ñett yi Ousmane Sonko lañ ko jox 5 députés yi fa nekk yépp mu raafle ko te joxul kenn xaalis mu leen di wax nag ni leen ñii ngeen séqal muy waa Touba nekkuñu ñoo xamante ni dañ leen di jënd ci xaalis ak ay privilèges waxul ak waa Touba waxul ak ñañuy jox waaye ñay indi yaakaar ni bu ñu ñëwee indi xaalis wala détourner ay financement wala détourner ay fonds wala utiliser seen doole gi ñu am ci nguur jël alalu sénégalais yi parce que rappelons que Ousmane Sonko mosul bañ ñu taxawu suñu sëriñ si au contraire il a toujours prôné à ce que suñu sëriñ yi ak kilifa diine yi taxawaay bi ñu am ci société bi ils doivent bénéficier dañu war a am taxawu bu particulière waaye bu dëgër de la part de l'État parce que ci këru sëriñ si la ñuy defaree fa la ñuy yaree ay nit fa la ñuy defaree ay taalibe te taalibe yi boo leen defaree defar société bi man mii di wax taalibe laa dañ ma tarxiya ma tasfiya ma dem ba taxawal kër Touba kër goo xamante ni liggéeyal sëñ Touba moo tax ma tabax ko kon sëriñ si dañu am rôle bu am solo bu ñuy jouer ci société bi te loolu le président Ousmane Sonko xam na ko mais le président Ousmane Sonko dafa bëgg lépp lu état di def di ko génnee di ko def ci askan bi ak fu mu mënti doon ñu encadrer ko mu jaar fi mu war a jaar et que ñu def ko avec transparence mais tey imagine-toi moi en tant que directeur général ma dem di jënti def ay subterfuge wala def ay pexe ba fexe ba fi ma nekk ma génnee fa loo xamante ni normalement bu ñuy voter budget bi di ma jox koppar yi ça c'était pour une destination particulière c'était destiné aux collectivités territoriales maanaam gox-goxaan yi man ma jël ko dem yóbbu ko di ko jox waa Touba pour base politique wala ma dem di ko ziyaare sama ay sëriñ pour ñu ni kat man damaa am Pastef wala jàmbaar la loolu moo dul yoon parce que Touba ak yeneen dëkk yu dul Touba mais les populations sont dans une souffrance extrême et dans une précarité
extraordinaire mënoo ko sax xam boo demee tey jii nii koppar yi ñuy jël di ko yóbbu Touba ak ku ko mënti def ak ku mu mënti doon buñ ko jaarale woon fi ñu ko war a jaarale financer la santé boo demee hôpital bu mel ni Matlaboul Fawzayni mais boo demee ci benn service rek maternité mais da ngay fekk jigéen ñi matu ci suuf bi ci dër bi ba léegi nii Touba biir Touba am na ay écoles yoo xamante ni man visité naa ko à la rentrée scolaire parce que dama fa doon yóbbu ay fournitures scolaires pour jàppale élèves yi ak corps enseignant mais ay abris provisoires la ñu nekk sous une chaleur de plus de 45 degrés ay xale toog nga gis ñu defal leen ay zinc ay mbaar jant bi day dugg ci biir ak canicule boo xamante ni suñu ay doom ci loolu la ñuy jàng Touba waa Touba loolu lañ soxla ku leen ko fajal jannatu maxwaa gi ma dëkk mais ay weer a ngi nii amuñu ndox ay weer a ngi nii nee nañu dañ fay def ay travaux yoo xamante ni dañu couper les populations d'eau et on ne leur propose aucune alternative alors que tey waroon nañu par exemple wutal leen ay citernes yuy def la navette tous les jours mais da ngay gis ay pères de famille yoo xamante ni chaque jour ils dépensent chaque semaine autant pour moi 30 à 45 000 pour jënd benn citerne ndox donc tey bu ñuy indi alal Touba man c'est un conseil que je donne à ceux qui croient que avec de l'argent ak koppar yi ñu yor mën nañu ñëw financement moom ku ñu jox jëlal parce que nit ñi dañu soxla financement yi te financement yi ñu leen di jox bu ñu ko jaaralee ci les structures de l'État qui finance kenn ëpp leen ci cër nañ ko jël mais nañu am mat gu toll waa Touba man xam naa sax loolu ci ñoom am nañ mat ak way gu toll que ni ñoom xam nañu bu baax lan la nit di def pour intérêt Sénégal ak lan la nit di def ngir ñoŋal mbiri boppam donc nañu taxawu population yi taxawu leen ci seen ay jafe-jafe taxawu leen ci jafe-jafe ndox yi ñu am nawet baa ngi nii di ñëw on va encore vivre des épisodes d'inondation yu métti te ñun loolu mooy suñu ay préoccupations waa Touba loolu mooy seen ay préoccupations donc Ousmane Sonko loolu la wax dafa ni ku yaakaar ni boo indee ay koppar Touba mën ngaa corrompre waa Touba wala mën ngaa fexe ba waa Touba wan ma ginnaaw wala ñu jublu la yaa ngi nax sa bopp parce que Touba loolu yàgg na fa am mais Macky Sall kan moo ko ëppoon doole kan moo ko ëppoon lu muy joxe ci ay xaalis Touba mais terewul ba Ousmane Sonko jàkkaarloo ak moom waa Touba wan nañ ko ni ko Ousmane Sonko la ñu bëgg te moom la ñuy topp donc loolu la Ousmane Sonko wax effectivement xaalis tuurooti na Touba mais nag yéen ñi ko fay tuur yaakaar ni bu ngeen ko fa tuuree am ci waa Touba li ngeen bëgg yéen a ngi nax seen bopp loolu la wax mais Ousmane Sonko xottiwul ormay benn kilifa te waxul lu ñagas jëmale ko ci waa Touba nii ci ay kilifay Touba ndax fonk na leen warmaal na leen jox na leen cër mais surtout li ëpp solo mooy daf leen ëmbal cofeel te Serigne Saliou nee na cofeel loo ko nattee rek mu yées ko te Ousmane Sonko dafa bëgg waa Touba aussi dañ ko bëgg. incha allah man ci Ousmane Sonko boobu lay des sax parce que moom ci kàddu yi mu jubaloon. jàpp na ne am na benn campagne de diabolisation. boo xamante ni nit ñi ñu ngi koy def ci moom ak ñi nga xamante ni mooy famille religieuse yi nekk foofu. te sànq ci say kàddu sax yow yaa ngi wax cër bi nga xamante ni moom jox na ko. famille religieuse yi nga xamante ni ñu ngi foofu. te ci biir coow loolu dafa am benn sujet boo xamante ni dafa jug. muy sujet boo xamante ni fan yi yëpp mu ngi ci actualité bi. par rapport ak mbirum passeport diplomatique. moom Ousmane Sonko mu am. ñëw expliquer par rapport ak passeport diplomatique yi fan la jaaree woon moom lan moo ci doon taxawaayam ak lan moo ci liggéeyoon. jàpp na ni moom du ci mbiram ci wala du ci booram la passeport yi taxawee woon mais ci président de la république la taxawee woon. ci beneen fànn am na beneen ministre tamit bu génn fan yi ne bu fekkee ne passeport diplomatique yi taxaw na Ousmane Sonko moo tax mbir yi taxawoon. donc yow mi nga xamante ni xëy na vous êtes au cœur de l'administration jege nga Ousmane Sonko yaa ngi ci biir Pastef Touba ban appréciation nga am ci mbirum passeport diplomatique boobu ak yenn déclaration yi ci jib. waaw xam nga nit ñi moom. Muslay Immo Sénégal moo ñëw taxawu leen indi ay saafara ci jafe-jafe yi ngeen di dund ci wàllum immobilier yow mi bëgg a jënd terrain yow mi bëgg a jënd kër wala tabax jokkool ak Muslay Immo da nga am sa kër bëgg ku la ko terrasseel wala nga am sa tool bëgg ku la ko lotiseel defal la ko ay terrain Muslay Immo daf leen koy jàppandil gunge leen ci anam gu mucc ayib ku am sa kër itam te nekkoo ci biir réew mi bëgg ku la ko toppatool gérer la ko Muslay Immo moo ci gën a gaaw gën ci wóor yow mi bëgg a defaraat sa kër wala nga bëgg a toxu te bëgg ku la ko nettoyer ba sax nga bëgg a defar plan architecte plan béton armé wala nga soxla ay conseil ci wàllum immobilier contactel Muslay Immo Sénégal ci 77 887 25 13
77 887 25 13 man ngeen itam abonné ci seen YouTube bi di Mouslay Immo Sénégal ngir yeneen i xibaar ak Mouslay Immo Sénégal jaaxle jeex na ci wàllum dëkkuwaay. Quand l'immobilier devient une évidence, contactez-nous.